mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey lundi 5 juillet 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéeni kaay ma ci ànd ak Amina maa ngi lay siyaare. ziar naa la Omar di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur la bpactu te dalaatal leen jàmm ci xibaaru altine yi. am na solo journal bu Vox Populi daal di fësal ki nga xamante ne nii moom mooy ministre de l'élevage mu yëgal askan bi que ni ren moom ak lu mën a demee xar dina am ci territoire bi yëpp ci njëg loo xamante ne nii ci njëg lu xéwale la ginnaaw bi mu demee ci dara li ginnaaw ba mu demee fële na la ca diwaanu Daara Jolof foofu nag nga xamante ne ñu bari dañ fay faral di dem di jëndi xar fa la demoon rek dem saytu marché bi xool ba xam prix ya fa nekk askan bi mën nañ koo dégg ko am déet waaye d'après ba mu defee li nga xamante ni moom moo di visite am ba pare gëm na ni askan bi dinañ am xar ci njëg bu yomb te tamit tabaski bi dinañ ko tabaski ci jaamu ndax père de famille bu nekk jamono ji boo amee souci rek mën nañ ñu tabaski xar moom moo nekk sa souci. yaakaar naa ne nekk na souci boo xamante ne ni Amina yàgg na sax ci réew mi ndax à chaque fois bu tabaski di gën a jege si at yi di gën a dem xar yi di gën a cher boo jëndee weeren 100000 bu déwénee xaaral 150 ginnaaw déwén mu gën a pur comme li nga xamante ni moom moo fi xewoon daaw moom mën nañu boo yoroon ba 150000 sax ab moto ngay laal te am na père de famille yoo xamante ni seen am doole weesuwul ñu daal di yor benn 100000 bëgg cee jënd xar ba pare bëgg cee jënd li nga xamante ni moom moo cay dem ba tax na daal war nañ koy préparer chaque année ñu gën a wàññi li nga xamante ni moom moo di prix xar yi bu fekkante ni ministre bi ak président yi dañ ciy dugal seen loxo daal di subventionné li nga xamante ni moom moo di benn partie bi ñu def ko ndax askan bi bu ñu tollee ci jamono bi day metti lool ci ñoom. am na solo Amina Ndiaye waaye ba tey Vox Populi des ak ñun ci li nga xamante ne ni moom moo jaaxal lool suñu jiitum réew muy mbirum 3e vague coronavirus parce que nag jàpp na ni bu ñëwaatee dina métti torop ci ñun. dina gën a métti ci ñun te jàpp na ni tamit li tax muy gën a métti ci ñun mooy que ni askan bi dañoo sonn instant bi waxatuñu sax jëmale ci li nga xamante ne moom moo di jàngoroy coronavirus te 3e vague bi mi ngi fi déjà mi ngi fiy def ay cas yu bari démb rek daal dinañuy noté lu toll ci ñeenti nit yu ñàkkandoo seen bakkan ci kàddu yi nga xamante ne suñu njiitum réew yëkkati na ko ci sujet coronavirus bi nee na les gens sont fatigués te loolu moom moo nekk risque bi gën a dangereux. Afrique nag vacciné guñ ko bu fekkante ne benn partie Sénégal la ñu vacciné mais vacciné guñu Afrique donc xel waragul mën a dal ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro bi li nga xamante ne moo ko ci gën a yëb nag mooy que ni 1% lañ toll rek pour mën a tolloolee seen vaccin ak réewum États-Unis te ñoom jamono ji ñoo ngi di vacciné ñi nga xamante ne ñoom ñoo di animaux yi kon cela veut dire que ni pare nañu ci nit ñi ba daal di jàll ci mala yi. am na solo Amina ba tax na comme ni mu ko waxee ci Vox Populi noonu la ko Libération waxee ndax cas yi bari na. 341 cas ak 4 décès yoo xamante ne ni ci 48 heures la ñu ko enregistré war nañu bàyyi waat xel bu baax nag te xam ne mi ngi fi. maanaam ñaari fan dong ñu daal di enregistré lu toll ci 341 cas ak 4 décès ñeenti nit ñàkk noo seen bakkan ci diggante ñaari fan dong Macky Sall nag suñu njiitum réew daal dina ciy yëkkati ay kàddoom bu baax a baax alerté waat askan bi maanaam pour ñu nangoo vacciné wu ci li nga xamante ne moom moo di vaccin yi fi nekk ndax bu ñu demee ba toll ci à 1% taux de vaccination ak pays le plus développé presque Amérique ci li nga xamante ni moom moo di wàllum vaccination ba pare ñoom ñu dem bay vacciner seen ay animaux te ñun nit ñi sax nangu ñoo vacciné wu donc mënuguñoo concevoir loolu. bu ñu bëggee wér nañu vacciné wu ndax yaakaar naa ni feebar bu ñëw ci àdduna vaccin moo ko fiy jëlee Libération wala Vox Populi des ak ñun ci ki nga xamante ni moom mooy Moussa Sow coordonnateur de la convergence des jeunes wala convergence des jeunes républicains. mu yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci Ousmane Sonko parce que rek jàpp na ni taxawaay Ousmane Sonko moom fi mu toll nii mi ngi jaaxal ñu baree. ginnaaw sortie bi nga xamante ni defoon na ko moom Ousmane Sonko jàkkaarloo ak presse bi yëkkati ay kàddoom di ko jëmale ci li nga xamante ni nag moom moo di loi bi ñu waroon a voté fii nii ci réewum Sénégal mu defoon ci ay révélation yu bari doon wax ñan ñoo nekk ci ginnaaw njiitum réew gi ba tax mu bëgg a jël loi boobee ci wàllum terrorisme daal di koy teg nit ñi Moussa Sow nag nekk coordinateur de la convergence des jeunes républicains daal dina ci yëkkati ay kàddoom jàpp ne ne jamono ji daal bu ñu moytul mën nañoo jàpp ne Ousmane Sonko soxla na psychologue yu bari yu ko assisté ndax dafa mel ni ku am problème bopp looloo waral lekk saa su nekk mu jóg di attaqué wala muy bëgg a dugg ci li nga xamante ne moom moo di vie présidentielle bi di wax na ko sudul nongu moom nag li nga xamante ne wax na ko ci loi terrorisme bi nee na mi ngi existé depuis atum 2007 ba suñu joon yàlla tey jii amul lenn lu bees luñ ci yokk bëgg koo teg ci ndoddul askan bi te loolu dunduñu ko woon ba pare. am na solo Libération des ak ñun ci Bocar Samba Dièye borom ceeb bi Bocar Samba Dièye borom conteneur yeeg borom magasin yu bari ya macha allah scandale bi nga xamante ne ñu ko doon dégg boobu ba tey mbirum 7,166 milliards yooyu
ñu naan dina nax saay ak du nax saay journal bi def na ci lu am solo ginnaaw bi ñu jàllee nag ci cour d'appel bu Thiès. comme ni nga ko waxee ginnaaw ba ñu jàllee ca cour d'appel bu Thiès scandale boobee nga xamante ne lu toll ci 7 milliards 166 millions de francs CFA moom moo ci nekk ñu ci impliqué waale kii nii di homme d'affaires bu siw bi Thérèse Massalla suñu borom may ko daraja Bocar Samba Dièye moom nag nee nañu li nga xamante ni moom moo di wàllum immeuble 3 immeubles yi nga xamante ni am na ko ñu daal di koy mité ci turam tamit génn na ci li nga xamante ni moom moo di scandale 7 milliards yooyee waaye benn arrêté boo xamante ni génn nañ ko le 9 juin cour d'appel déclaré na benn protocole nul sans effet ci li nga xamante ne moom moo di dossier bi. am na solo Amina Ndiaye yàgg nekk na mag goo xamante ne ni yàgg naa liggéey yàgg naa doon jàmbaar te yàgg naa dimbali lépp lu ci am rek dañu ko teg ci yoon parce que Amina moom mag la te bàyyiwul boppam mi ngi liggéey ba tey jii boo fekkee bu ñu la nee boo karatoog nii doo ko gëmee ndax doxewul daraja waxewu ko liggéey rek la gëm liggéey rek moom moo ne nga xamante ne ni moom lay def. mbirum li nga xamante ne nii moom mooy Jeux Tokyo yi ñu waroon organiser ci Ndakaaru en 2022 dañu ko mujj pousse ba 2026 waaye nag Amina ki nga xamante ne ni moom mooy Diagne wala Diagne Ndiaye mi ngi rassuré waat bu baax a baax nit ñi te di leen xamal ni dinañ ko def ci njëkk ak ci teraanga. ci anam yi nga xamante ni moom lañ ko soxlaa ndax gis nañu stade bi nga xamante ni moom la ñu soxla woon pour defee fa Jeux Tokyo yi sax moom mujjul woon a antu ba tax na jox nañ ak diir boo xamante ni ci lañ ko war a mën a inaugurer livrer ko askan bi loolu waral lekk Diagne Ndiaye yëkkati ay kàddu du joxewaat ay assurance bu baax a baax ci ñi nga xamante ni ñooy xaarandi Jeux Tokyo yi. am na solo Amina Ndiaye ba tey journal bu l'Observateur daal di ñëw ak ñun nag ci li nga xamante ne nii moom la ñu ràññee ci mbirum sàngara fii ci réew mi ni ñu koy consommer mu nekk façon consommation boo xamante ne nii on peut dire que jéggi na dayo ni ko ndaw ñi di utiliser métti na lool ba tax na sax am na ñu siy jëlee ay xeetu dépression yu bari ndax umpale wala ni sàngara ak lu mu toll lu mu rëy lu mu ndaw nga jël ci kaas bu ndaw wala kaas bu mag am na dose boo ci dépassé rek da ngay daal di tàqalikoo ak sa sago ba tax na nag gis nañu benn incroyable quantité d'alcool boo xamante ni consommé nañ ko fii nii ci réewum Sénégal ginnaaw bañ ko saytoo litres yi ci atum 2020 lu toll ci 30 millions de litres yoo xamante ni sénégalais yi consommé nañ ko muy chrétien bi muy jullit bi muy keneen ak keneen ñu gis ni 30 millions ñu consommé ko ci benn année donc nañ jàpp ni consommation bi moom quantité bi rëy na lool waaye nag am na yeneen chiffres yu ñu jot a génne ci année 2020 bi ci premier semestre bi nga xamante ni moom moo jàll 2020 bi des chiffres encore beaucoup plus étonnants. yaakaar naa ni loolu yëpp moom Amina Ndiaye ci réew mi la xewee kon nañu ci bàyyi xel bu baax a baax mbirum élection locale yi nga xamante ni moom la ñu bëgg a tëgg le 23 janvier 2022 suñu njiitum réew nag mi ngi ci yëkkati ay kàddoom ginnaaw bi ñu modifié li nga xamante moom mooy code électoral bi. comme ni nga ko waxee rek 23 janvier 2022 incha allah ci la ñu prévoir amal li nga xamante ni moom moo di élection locale yi nee nañu nag suñu njiitum réew ak projet de modification du code électoral mi nga xamante ni moom la bëgg a def gouvernement bi daal dinay convoqué ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay ministre am tey jii nii ci altine bi ñu daal di waxtaanee loolu waaye tamit nag am na yeneen conclusion yoo xamante ni commission politique bi daal dina koy def ci li nga xamante ni moom moo di dialogue national bi après une semaine bi nga xamante ni ñoo ngi ci doon concerté wu. am na solo ki nga xamante ne ni boobu ba tey 2016 ba suñu jon yàllaay tey Amina turam bu ñu ko waxee ñu bari dinañu jël li nga xamante ni moom mooy borom ñaari tur maanaam homosexuel boole ko ak turam muy Wally Ballago Seck bu yàggul dara ci samedi bi ñu génn la tëggu concert fii ci centenaire bi mu am benn drapeau bu feeñ ci foofu ñu ne drapeau LGBT la moom nag am na ay leeral yoo xamante ne ni yëkkati na ko ci ba sax wax ni bu ko ci kenn ñaan njekk ci li mu bëgg a def. ñu gis Wally Seck bu ànd ak nakar ak tiis ñu gis Wally Seck bu kanamam triste ñu gis Wally Seck buy dund lu métti ci kàddu yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkate di ko jëmale ci li nga xamante ni moom moo di deram mu ñàkk nag waajuram bu góor yàggul dara Wally Ballago Seck ne woon na du yëkkatee ci ay kàddoom du tontu kii que ce soit kuy yëkkati lu ñaaw du ko teg ci dara mais nag mbir bi dafa commencé toll foo xamante ni moom àttanantu ko moom lenn rek la naroon di bëggal fan sami dootul tontonti lu bon yi atum 2015 wala sax fin début 2016 da gëjoon na yëkkati ay kàddoom di wax ak kenn ku mu mënti doon ci ñoom waaye tey nag yëkkati na ay kàddoom def ab vidéo boo xamante ni daal di cay sol t-shirt bu moom ca Natalia Wally Ballago Seck mi ngi yëgle ni amatul kenn koo xamante ne dina ko baal tuuma fii nii ci réewum Sénégal nee na am na fi ay kilifa yu bari yoo xamante ni xam nañ ko yor nañ numéro
tey jii bu dara amee war nañoo mën a taxaw défendruñ ko donc citation directe bi nga xamante ni daal moom teg na ko ngir ko avocat am daal di koy jox ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy tuumaal bu mbindeef ñëw ci moom di ko ñaan njekk ak teraanga ndax bañ koy tuumaal kenn taxawul défendre ko amul mbindeef bu mu ciy déglu te dorénavant képp ku yëkkatee ci say kàddu di wax ci moom Wally Seck na nga wax loo xam ndax dootul baale te ay avocat ñoo ngi taxaw pour poursuivre ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóg ngir yàq deram waaye tamit waataat di yëg la ni musul lekk xaalisu borom ñaaritu musul bokk ci li nga xamante ni moom moo di association lobby te musuñu koo financé ndax suñu borom teral na ko. am na solo Amina Ndiaye nekk na xale boo xamante ne ni depuis mu dugg ci milieu woy ba léegi comme ni ma koy waxee ma ne bokk na ci woykat yi nga xamante ne ni ci Afrique doo toog 2 mois yoo ko déggul yaakaar naa ni loolu rek sax la loolu rek mérite la yàlla na ko suñu borom gën a yàggal. ñu bari jàpp nañu ni tamit loolu couleur LGBT la am na ñoo xamante ne ni démb yëkkati nañ ci seen ay kàddu ñu ni télé bi nga xamante ne moom moo doon diviser moo amoon panne signal bi daal di dem tamponné wu ci li nga xamante ne moom mooy ci immeuble bi. yaakaar naa ne tuuma nag moom ci réew mi la ñu ko fekk ci réew mi la ñu koy bàyyi te nag moom moo bindoo ni tamit dinañu ko tëggee boor bu nekk nit ku nekk bu ci gisee loo xamante ne ni dina ko wax dinañu ko wax après mu jeex. suñu làmb daal di ñëw ak ñun ci le B52 de Mbour mu war a jàkkaarloo ak le fils de Double Less pour le 31 juillet incha allahu rabbi journal bi dañu xamal ni Amina Bombardier bokk na ci mbëri nga xamante ne nii lu amul sax ñoom ñoo ko gën a garaaw. 31 juillet war a boole Bombardier ak ki nga xamante ni moom moo di le Lion de Guédiawaye mu nekk ab bés boo xamante ni nag chaque jour journal bi bind ci ndax nekk na combat boo xamante ni askan bi ñoo koy xaar ba pare bëgg di xam mbëri naka la ñu toogee actuellement kii nii di Bombardier nag nee nañu mi ngi ci forme bu étincelante ànd ak confiance ak assurance ci combat bi mu war a sekk ak doomu Guédiawaye boobee waaye nag plus dangereux que jamais. plus dangereux que jamais Amina Ndiaye waaye keneen ki nga xamante ne ni démb dafa def affaire muy Gris 2 rakk ci Gris Bordeaux doon bëre kenn ki nga xamante ne ni bokk na ci ñu daan Gris Bordeaux muy Abdou Diouf moom Gris 2 daal di koy daan ci 58 secondes bëre jom bëre fulla bëre fayda wane ni man maay xale te champion ne nañ la balaa nga koo xàmmee rek mu jógee ci tolof tolof war a ñëwaat bu ñëwaatee du xaar day jëf-jëfi jóge day jëf-jëfi gone jëf-jëfi ndaanaan dem yoonam. donte magam la bëree woon sax waaye mën nañ koo tuddee combat de revanche wala combat de confirmation ndax tey ji Abdou Diouf bu daanaatoon Gris 2 rek dina mel ni moom moo mën magam mën rakk ji moom mën ko jóge ci face waaye tey nag Gris 2 dafa ñëw daal di jël revanche ki nga xamante ni moom moo di Gris Bordeaux ci at bi nga xamante ni Abdou Diouf daanee woon na ko fa ba tax na nag ñi fekkee démb bi fekkee tey moom daal di ci yëkkati seen kàddu ku ci mel ni Kat Diop coach Fass Ndakaaru nee na nekkuloon question d'attendre nekkuloon loo xamante ni Gris 2 dafa amoon lu muy xaar wala lu muy yokk ko nii dong la mënoon a demee arbitre du soufflé mu daal di koy song am ci kawam ndam kii nag di Arona Sall nekk coach Waalo nee na benn erreur rek la Abdou Diouf def mooy dafa waroon a piéger Gris 2 ndax tactique yi nga xamante ni moom lañ doon bëree daaw ak bëree ren du benn kii nii ndaw la nekk ci digg làmb donc da ko waroon a piéger ba am ko bu ko defee rek mu daal di defaat retour am bu explosif ci li nga xamante ni moo di arène bi. am na solo Amina Ndiaye waaye ca samedi ba Amina général bu Fass bëre na ak Coly Faye numéro 2 itamit daal di koy daan mu nekk làmb joo xamante ni làmb ju neexoon la ci décision arbitre nag la jeexee njëkk na am mais arbitre bi dafa leen waat ci biir géew bi ne njaax la da ngeen di bëre waat par la suite nag làmb ji dem ba temps ba jeex Coly Faye ëpp woon ay avertissement ñu jox général ndam bi. noonu la demee waaye nag nee nañu décision arbitrale boobee dañ ko daal di contesté d'après li nga xamante ni moom la journal suñu làmb daal di bind ba tax na daal dafa mel ni ndam li dañ koy daal di seetaat. dañ koy daal di seetaat Amina suñu làmb moom moo ñu wax loolu noonu yaakaar naa ne leeral yi loolu rek la woon. waaw li lañ leen indiloon seen xibaar revue de presse seen mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP-Actu jërë ngeen jëf. dina jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah.